Barthélémy Ngom. li ci gën a fës garab yi ñu nangoo ca Patte d'Oie réseau la woon boo xamante ni ay pharmacien bokk nañu ci kuréel gi leen jaboote di ordre national des pharmaciens ne porté na ci plainte ngir mbir mi leer syndicat pharmacien privé bi moom ñàkk farlu wala boog complicité douanier yi la ci joxoñ amicalu étudiants yu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru suspendre nañu leen ba jëmmi jamono dogal la bu tukkee ci conseil restreint bu assemblée université ba leneen nit li conseil bi di sàkku mooy ñu tëj campus social ba li ko waral nag mooy xeexoo bi doxoon diggante ñaari groupe ay étudiants li xew barki démb ca Jowin sous préfet bu Tataguine àdduna ci nee na conflit bi lalawul ci diine ni ko ñenn ñi di wa foogee xeexu ñaari nit la woon boo xamante ni dafa mujj àgg fu ñu ko foogeewul woon dal dellu siwaat na foofu la ca Jowin commission politique bi ci dialogue national bi ma ngay daje ci jamono ji may àddu ngeen di teewlu la ko tax a jóg moo di proposer date ñeel élection locale yi date boo xamante ni ñëpp ciy ànd biti réew daañu ci ànd ak Mohamed Ali Mouba tàggat yaram Georges Déthié Diop li ci yéene kaay yeeg Alaaji Assane Gueye bu ñu noppee jébbal kaddu gi Nafisatou Sila mu digtal leen taarix Ramadan. Aliou Ba moo fare ci machine yi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média garab yi nga xamante ne ñu ngi leen nanga woon fële ca Patte d'Oie réseau la woon boo xamante ni ay pharmacien bokkoon nañu ci am na sax ñaari pharmacien yoo nga xamante ni teg nañu leen loxo ña nga garde à vue fi mu ne nii ak yeneen i juróom responsable officine maanaam ay pharmacie yoo nga xamante ni daal dañ doon jaayaat produit boobule loolu nag métti lool kuréel gi leen jaboote di ordre national des pharmaciens du Sénégal nee na porté na ci plainte ngir mbir mi leer docteur Amath Niang moom mooy président ordre national pharmacien yu Sénégal ñu teewlu ko ci. li ñu njëkk a def mooy dañoo porter plainte pour topp ñi nga xamante ne ni ñoom seen loxo ñoo waral coow li. demandé nañu laaj nañu aussi pour que ñu ubbi benn enquête pour que képp koo xamante ni laale na ci ñu mën na topp donc loolu aussi mooy taxawaayu ordre noonu la war a taxawee parce que lépp lu jëm ci. lu koy gàkkal wala lépp lu jëm ci luy joxe beneen gis-gis ci profession bi ordre dafa taxaw pour lépp lu koy taaral lépp luy rafetal lépp lu war a mën a tax ba effectivement mission santé publique boobu dara du ko yàq mais ci kaw également pharmacien bu ci nekk taxawaay bi la waral parce que da nga bokk ci benn corporation maanaam ci benn corps de métier boo xamante ni dafa am luñ ko laaj pour que mu di ko doxee mu di ko liggéey mu di ko dund. mu nekkoon kàddu yi docteur Amath Niang njiital ordre national des pharmaciens bu Sénégal moom sax si ci suba déglu nañ ko ca sûreté urbaine ci lu jëm ci mbir moomule RFM xëy tey dellu ca kër ga ñu nangoo woon garab yooyu le ca Patte d'Oie kër gaa nga fa waaye policier alkaati yaa nga fa di ko wattu askan wa nag ña dëkk ci wetu kër ga ne daal seen xol jeex na gannaaw li xew Oumar Mbow. fii ñëpp daanaka xam nañ kër gi nga xamante ni foofee la ñu fekk faux médicament yi. mooy kër gi buntu kër gi am siraskat bi kii siré waaw boo tourné rek kii am siré fii ñu siré noonu. Patte d'Oie Builders 11h ak genn wàll moo jot lépp ne tekk picc yi rek ngay dégg. xale bu góor bi duñu tegtal ana fan la kër gi nekk. moomee nag yëg na li nu mel ndaxte lépp fii la ko fekk bi ñu sukkandikoo ci moom li nu mel rafetul benn yoon. wax dëgg yàlla daf ñu metti trop parce que yaakaaruñu ko woon parce que koñ bi fii musuñu dégg yu mel noonu fii parce que am na y a des services ici ba pare tam aussi Patte d'Oie lieu bu calme la. yaakaaroon woon ne leneen dañ fiy dégg leneen ak leneen parce que y a beaucoup de fréquentation là-bas. kon ay faux médicaments waruñu ko fi woon di dégg quoi wax dëgg yàlla lii moom dafa ñaaw jóge nekk étranger ñëw ba dëkku jàmm di fi dugal ay faux médicaments moom sincèrement rafetul. ginnaaw bi ñu doxee tuuti di dajeek ak ay moto yuy daw nag ñoo ngi doog yegg ci kër gi nag ab couleur bu weex ak bu rouge lañ ko peinture. ci biir ay policiers ñoo fa nekk ngir saytu lépp li fay xew. RFM Patte d'Oie Builders Omar Mbow ca Patte d'Oie Builders wax nga ko foofu lañu ci benn kër foofu la ñu nangoo lii di médicament yooyu le métti na lool syndicat bi ëmb pharmacien privé yu Sénégal ak SOS consommateur ñu ne daal nañ def lépp ngir mbir mi leer képp ku si sa loxo la taq daal ñu teg ci yow daan yawar laaj bi kay mooy nan la ay tonni médicament mun a duggee ci réewum Sénégal syndicat pharmacien privé yi ne ñàkk farlu douanier yi ak it wala boog sax seen complicité bokk na ci li ko waral ana Awa Mbaye
ay garab yu dugg ci réew mi te amuñu ci ndigal sûreté urbaine teg ko loxo docteur Assane Diop ne situation bi day metti xol moo jiite association bi ëmb pharmacien privé yi fii ci Sénégal. am naqar te jaaxle aussi ndax syndicat bi ay at a ngi nii mi ngi ciy xeex te bu ñu gisee lii day mel na dara bougé wul ndax liñ doon xeex ci affaire Amadou Diallo bi lu ko raw tey la ñu gis au cœur de Dakar. Maître Massokhna Kane ne trafic médicament crime la moom njiital SOS consommateur ne garab gu jaarul yoon jëfandikoo ko ñombe yu mu mën a indi ci wàllum wér-gi-yaram moo bari. crime de santé publique la boo xam ne bi dafa garaaw ba nga xam ne il faut absolument comme ni président waxoon ni il y a plus de 2 ans mu ne dafay dem en guerre contre les faux médicaments dem en guerre nag dafa laaj ay moyens te dafa laaj surtout Pastef dafa laaj pas-pas te loolu gisaguñu détermination bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci autorités yi. lim bu takku bi ci ay tonnes ci ay garab dugg ci biir Sénégal nan la def ba yegg si docteur Assane Diop ne lii la ci xalaat. te ñun tamit jaaxal nañu lool te boo xoolee garab yi ni mu toll du oto bu ndaw moo leen si dugal du avion parce que rëy na raay yi nga xam ne conteneur la mën a duggee conteneur nag du jaar fu dul cordon douanier conteneur du jaar ci suuf conteneur du jaar ci àll kon nag ñu jaaxle ñu ne xëy na naam dañu fexe ba jàll te douane yëgu ko wala boog am na complicité. ak lu mu ci mënti doon nañu ubbi ab enquête xóotal ko ngir ñu mën a teg loxo ñi def ñaawte fii lii di bëgg-bëggu Maître Massokhna Kane jiite SOS consommateur. bu fekkee dañu leen jàpp rek ñi nga xam ñoom lañ jot a jàpp def enquête yóbbu leen flagrant délit ñu gaaw àtte leen du ñu xam exactement gros bonnet yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suuf ñi nga xam ne ñoo yore réseau yi dëggantaan ñooñu bu ñu leen buggee teg loxo il faut ñu def instruction il faut dossier bi dem instruction ñu enquête ci enquête yu xam ni enquête yu am solo lay doon. trafic bi jëm ci garab bu baaxul wala sax ñu koy jaay te amul autorisation feebar la bu mujjee dërkiis ci Sénégal te boobu ba léegi garabam amagul. Awa Mbaye pharmacien boo xamante ni nag def nga loo warta def ci sa liggéey am na daan yoo xamante ni daal daañu ko teg ci sa kaw nel ni ay sanctions yoo xamante ni mën nañ la tere nga def si sa liggéey ci diir bu yàgg. ci fàttali rek ci atum 2016 am na ñaari pharmacien yoo nga xamante ni daal dañu leen tere woon def seen liggéey gannaaw ba ñu seetloo wuru takit njut njàcc ca nañu doon doxalee docteur Mouhamadou Sow moo ci andi ay leeral bokk na ci conseil national bu ëmb ordre pharmacien yu Sénégal ci jokkoo beeg Alaaji Njoogu Jéen. conseil de section mooy décider ba xam nag kooku dañ koy yóbbu chambre disciplinaire maanaam dañ koy àtte wala ñu ko àtte bu ñu koy àtte nag ñeenti xeetu daan moo am. daan bi ci njëkk moom la ñu avertissement dañ koy avertir maanaam que lii bu amatee du baax ci yow ñaareel bi mooy mu ñu tuddee blâme avec inscription au dossier donc wax nañ ko ne nag yow mii vraiment lii moom dañ la blâmer mënu ma ko teg ci wolof. ñaari ci topp mooy yi nga xam ne dañ lay tere nga liggéey maanaam ci diir boo xam ne day jël 3 weer ba 2 at. ñu la doo liggéey ci sa pharmacie bi ci topp bi gën a kawe mooy maanaam yow mënatoo liggéey pharmacie maanaam sa licence dañ koy jël doo ko defati léegi nag ñaar yi nga xam mooy mujjee maanaam ñu lay tere nga liggéey loolu su amee pharmacien bi dootu mën a liggéey léegi ordre des pharmaciens dañuy jël benn pharmacien bu bees mu ñëw inscrire ordre des pharmaciens kooku nag diir bi nga xamee ni kooku liggéeyul moom mooy gérer pharmacie bi donc bu ñu ma la léegi nag conseil de section bu jëlee première sanction ki nga xam ni moom lañ daan bu ko neexee tamit mu dem defi appel ci conseil national. ndax mës na am ay pharmaciens yu ñu teggi daan nangu seen licence wala tere leen ab diir ñu bañ a liggéey ci wàllum pharmacie. ci at yi ñu weesu amaguñu ku ñu daan koo xam ne interdiction définitive maanaam kooku nangu nañu licence wax nañ ko kooku dootul liggéey waaye li ma la mën a wax du leer mooy que am na ñoo xam ne daan nañ leen ñoo xam ne ñu leen ci daanu maanaam diir bi duñ ko liggéey maanaam ne ñu mujjee daan 2 at wala 1 at wala 2 at liggéey. mbirum lan la woon. loi bi may ñu mën a wax ci yenn yi. moo tax mais dañuy wax ni fi ordre des pharmaciens moom loolu du ko caaxaane comme ma lay wax ni ki ñu mujjee daan 2 at yi passé 2 pharmaciens yoo xam ne ci interdiction temporaire la woon. mu nekkoon kaddu yi docteur Mouhamadou Sow bokk ci conseil national bu ordre pharmacien yu nekk fii ci Sénégal fukki simili moo bootu ci benn waxtu nes kiis ñu wéyal xibaar yi. ak RFM kumpa jeex na. doon naa leen ko junj ca bopp ba amicalu étudiant yu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru suspendre nanu leen ba jëmi jamono dogal la bu tukkee ci conseil restreint bu assemblée université ba démb lañ ci doon daje leneen it li conseil li bëgg moo di ñu tëj campus social ba laata ñuy xoolaat système bu ñuy amale li nga xamante ni moo di codification yi Kumba Safo loolee nag étudiants yi neñu dogal la yoo nga xamante ni amuñu benn njëriñ Kumba Sanjaan Fay lañ ciy àndal.
tëj ràpp dëkkuwaay ya ca daara ju kawe ja loolee la conseil assemblée université ba di laaj ka jiite kudd mu nekk benn point ci liñ dëxëñ ci ab këyit mu doon ay dogal luñ jël ci fitna gi amoon diggante ndongo ya fare ca Kekendo ak Ndefleng mu juróon sax faatub Ismaïla Gawsu Jéeme gannaaw ay gaañu yu métti professeur Arona Talla mooy directeur des affaires pédagogiques foofee ca université Cheikh Anta Diop bokk it ca conseil ga. université mënul woon taxaw bañ cee jukk tey décision yi ñu jël ñu mun koo def fexe ba nga xam ni université képp ku fiy duggati nga nekk étudiant wala nga nekk kuy ut xam-xam wala nga nekk ki fiy liggéeyee. mu mel ni boobee daan doyut boobee conseil restreint bu assemblée bu université bi it jël na dogalu pour dakkal yëngu-yëngu bépp amical ba jëm jamono. amical d'étudiants yépp tey dogal nañ ni que dañ leen di arrêté élection yi doon am tamit élection yi arrêté nañ leen ba toog waxtaanaat nan la amical yi war a doxee nan la ñu fexee ba xeex bi ñuy seetlu bi am ci biir université de Dakar mu nekk campus pédagogique wala campus social bu élection amee mu mun a dakk. coordination école et institut doon benn ci amical yooyu nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar Wahaba jiite ko gis ne loolee amut bopp amul genn te du tax lu dut ndongo yi seen nekkin gën a sooxe mu fekke woon it boobu lépp waxtaan ak kilifa yi daara ji. ay étudiants yoo xam ne bokkuñ ci amical yi ñu xeex ba pare ñu jaare ci loolu noonu di suspendre amical étudiants yi donc dafa nekk décision yoo xam ne ñun ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg te ñu ngi koy fustiger bu baax a baax concernant aussi fermeture campus social dafa nekk décision boo xam ne tamit kenn xalaatu ko parce que ab pandémie Covid 19 université bi am na retard yu bëri donc tëj tey campus social bi chamboulement yu bëri lay indi ci université bi donc ay décision yoo xam ne ñun ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg te dinañ ko xeex fu ne. conseil boobee di wax ci biir résolution yi mu dëxëñ yooyu lépp dogal ba tey ne li mu gis mooy kookee génn pa àddina moom gëj naa inscrire ca université ci atub 2015 conseil ba day xamle it ne ca université rawatina ca campus social nemmeeku nañ fa ay nit yoo xamante ne ñoom duñu ay ndongo te amut lenn lu leen waral laaleek bërëb ba conseil bi di wax ne it yat waa ngi fii te dina dal ci bépp étudiant bu amal fitna foofee ca daara ja. Koumba Sandiane Faye proposition yeeg dogal yi nga xamante ne ñu ngi tukkee ci conseil boobule du tax mbir mi sotti bu ñu sukkandikoo ci yenn ci étudiant foofule ca université ba li ñu bëgg kay responsable université bi def mooy ñu soppi doxalin ngir jàmm ak dal foofule ca campus ba Umu Kalsum li gannaaw daje conseil assemblée université Cheikh Anta Diop Ndakaaru ak recteur professeur Amadou Ali Mbaye ci ab visioconférence ci bile ndaje nag joxe woon nañu ci yenn ci ay proposition ngir raxasaat daara ji di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru li ci mel ni tëj daara ji tas amical ya ba jëmb jamono Youssouf Aw di ab ndongo bu nar a def master portugais ne àndul benn yoon ci dogal yi njiiti nar a jël. wala waroon nañ mën a defar bu yàgg parce que bu fekkente ne fii am na ay non étudiants ñoom yëg nañ ko xam nañ ko très bien parce que fii nii logement yi xam nañ nu ñuy demee ñun xam nañ nu ñuy demee parce que ñoom logement yi ñoom dañuy am seen i quota directeur coût bay ñooñu yëpp dañuy am seen quota bu fekkee suñu def yàlla maanaam fi nouveau la amul bourse amul dara muy jógee ay Pikine ay Kër Massar nga ne kooku na nga koy génne campus nga yóbbu ko. Yankoba Traoré moom di ab ndongo licence 2 portugais moom ci ab xalaatam bu gàtt ne tas amical yi nekkul luy saafara mbir mi. communiqué bi ni mu ko waxee rek maanaam dañ koy jéem a moderniser jéem ko def beneen forme comme que bii nii comme que ñoom dañoo considéré doxul mais ñu waxtaan ci étudiants yi à l'amiable comprendre nga pour ñu mën a def beneen forme. ci digg faculté des lettres nag fi la ñu fekk ndongo bi nekk ci ñaareelu cycle am moom mi lee ngi joxoñ baaraamu tuuma njiit yi mu jàpp ne jot na ñu defaraat amical yi. waaw jar na jëlee mesure fii kay ñun kay lépp li nga xamante ne dinañ yóbbu université bi kanam moom dinañ ci ànd mais nag il faut gars yi waxtaan ak étudiants yi ñu xool étudiants lan lañ bëgg ak lan lañ bañ mais boo consulté wu étudiants yi nga bëgg a jël benn décision bi nga xamante ne boole waroon ci suma ci avancement. étudiants yi ñu dajal nag ngi woo njiit yi ñu amal ay bërëb yoo xamante ne danañ fa mën di daje di waxtaan ak étudiants yi loolee ngir ñu yëgoo ci lay xew ca daara ja mu bokk ci luy dàq xiiroo ak ŋaayoo ca bërëb ba. Umu Kalsum li ñu génn ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dugg ci beneen université muy bu Alioune Diop bu Bambey foofu nag xam ngeen ko étudiants yi ñu ngay wéyal seen i grève seen journée sans ticket it ñu ngi koy wéyal ba tey ci loo xamante ni appaluñu ko maanaam indéterminé ndaje ngi nga xamante ne seqoon nañ ko démb nag ak recteur ba jurul dara ci lu mun a lijjanti situation ba Babacar Diouf. kilifay université Alioune Diop bu Bambey ba fii mënuñoo indi saafara ci lii di grève illimité bi ndongo yi xàppati boobaak léegi grève bi mu ngi wéy étudiants yi ŋànk fi ñu ŋànkoon ba léegi ñàkk a jàng bu ñu amalul àpp ñu yokk ci def ay journée yoo xam ne dañuy lekk te duñu fay dara ci restaurant yi
ci àllarba ji May Diaw directeur université bu Bambey fexe na ba dajale ndongo yi ak ñenn ci kilifay université yi wante Mouhamadou Sarr ak i nawleem ñoom gisuñu loo xam ne ni mën naa tax ñu dakkal li nga xamante ni moo di grève bi ñu xàppati ci université Alioune Diop bu Bambey. dafa am ay engagement ay diggé yu ministre de l'enseignement supérieur amoon ak université bu Bambey depuis le mois de décembre ñu toog ba mois d'avril gisuñu dara mu respecté ko ci loolu mu diggé woon ak ñun. am tamit benn décision bu mu jël benn ndogal mu ne sélection master yi dañ koy arrêté pour normaliser ñun ba léegi boole wuñ ñu ci processus de décision bi amul fenn fuñ ñu boole ci réflexion maanaam xalaat yi ñuy xalaat pour réforme yooyu alors que étudiants yi dañoo am ay kuréel yoo xamante ne si moo leen di teewal. ñu fàttali ne ñii di ndongoy université Alioune Diop bu Bambey grève bi dañ koo def ginnaaw bu ay at a ngi nii ñuy ñaan ñu tabaxal leen ay salle de cours yu bees amphithéâtre ay pavillon wala sax commencé waat master yi nga xamante ni dañ koo dakkal ci UFR yi nga xam ne ñoo nekk ci Bambey ci boobu jamono nag jàngalekat yi nga xam ne ñu ngi ci université bi xàppati nañ ñetti fan yoo xam ne ni dañu ne duñ ci jàngal kenn. Bambey RFM Babacar Diouf li xew ca Jowin barke démb sous-préfet bu Tataguine àdduna ci nee na conflit bi laluwul ci diine ni ko ñenn ñi di waxee xeex la woon rek diggante ñaari nit bu mujj àgg fa ñu ko foogeewul woon waaye dal dellu siwaat na foofu la ca Jowin loolu la Aliou Wade sous-préfet bu Tataguine xamle ci ndaje gu mu seqoon ak taskatu xibaar yi ci suba kàddoom ci micro Aminata Goudiaby. village bu ñuy wax Diohine fan yi ci dimanche bii passé donc dañ fa noté woon daal ay jàmmaarloo yu amoon ci diggante benn sëriñ bu fa nekk ak population yi donc ñu doon xeex yu xaw a métti gendarmerie bi mu ko déggee ñëw na fa remettre un peu de l'ordre aussi waaye li ko waroon aussi jël na ci disposition yëpp donc waxtaan ak ñaari parti yi donc amoon na ay plainte ak yooyu yëpp mais à la fin donc jàmm mujj ñu ci am di wax na rek coow li ñu ngi koy dégg ci réseaux sociaux yi nit ñi naan entre chrétien la ak musulman donc conflit interreligieux mais liñ ciy wax rek du loolu mbir mi liñ ko mën a wax rek ay dëkkandoo la mbiru dëkkandoo la donc des fois mu am ay jafe-jafe en tout cas amoon na ay incompréhension ci parti yooyu ma wax waaye bi loolu amee aussi ñu nit jël nañ ci suñuy matuwaay ñu woote réunion amoon na nag réunion bi parti yëpp a ngi ci woon waaye aussi adjoint maire bi mi ngi fa woon notabilité yëpp ñu ngi fa woon ñëpp rafetlu réunion bi mais bi ñu defee réunion bi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla joxante neen loxo na problème bi maanaam daal jeexal neen ko waaye li ñuy wax foofu rek mooy jeexal neen ko waaye aussi terewul kon en tant que autorité donc dans le cadre de la prévention aussi ñaax neen leen ñoom ñu gën a ñoŋal kii bi waxtaan bi ci biir dëkk ba waaye ñu nit aussi bàyyiwuñ donc danañ ci gën a topp ba wax dëgg yàlla Diohine comme ni nga ko xamee woon dañuy wax ne Diohine ni mu bindoo ci ay ci côté culture waaye ci côté nga dem fa tey fekk fa daanaka diine yëpp ni mu bindoo loolu yombul man damay wax ne loolu li muy tekk rek mooy unité nationale bi ñi nga xam ne ñu ngi koy wax ci Sénégal soo demee Diohine day mel ne da koy refléter ku may ñaax encore population Diohine ak ñi fa dëkk yëpp surtout ndaw ñi loolu Diohine am depuis yàgg lool donc mu doon suñu fierté en tant que ñun ci arrondissement waaye Sénégal yëpp ñu ban a yàq loolu. kàddu yi Aliou Wade di sous-préfet bu Tataguine ca la xew ca Diohine ni ki tey jii nag ci la ñu waroon yëkkati commerçant yeeg ñeneen ñi nga xamante ne yore nañu table foofu lu ca marché Baraka nekk ca Liberté 6 extension waaye ba tey ña nga fa jóguñu fa te nee nañ fas yéene wuñ fa jógee ndéem waxuñu leen lu leer nee nañ nag ñu ngi taxaw tem di xaar kii ñëw naan leen jóge leen fi reportage Mame Astou Kane ñooñu nañ jël ñooñu bu ñuy luwee nañ luwee ñooñu ñi nga xam ne ñoom ñooy locataires yi nga xam ne ñoom ñoo dama jëli. fukki waxtu ci suba jot na ñi ngi fii ci marché Barak bi nekk ci Liberté 6 extension dem beeg dikk bi nag dara soppeeku wu ci ku si nekk yaa ngi doxi sa yitte ndax jëlee leen ci boobule bërëb dina yomb ci alxamis ji nga xamante ne ca la mairie ba waroon a ñëw génne leen foofule ñoom ñi leen nag ñu taxaw temm ne fas yéene wuñ faa jugee maire ak njàkkare lañu boole faf sax xamuñu fa nu jëm Omar Tall am fa cantine moom ak soxnaam. loi boobu nga xam ne moom la ñuy wax naan loi boobu ñoom ñoo koy njëkk a jalgati si kaw seen askan bu ñu ko jalgatee seen kaw askan la askan boobu bu ñu fayoo ko waatee si ñoom bu ñu mer wala ñu ne askan wi ñoo toppul seen loi wala ñoo deful li ñu war a def askan bi ñi ngi def li ñu war a def gis nga nit boo ko poussé ba mu sës si miir sa kaw lay jëm
te gi nga bu jëmee sa kaw bul xam loo fay fekk. jaaykat yi fa nekk nag taxaw di xaar njiitu localité ba Oustaz Dieng toll ci juróom benn fukki at di jaaykatu légume moom mi le bokk te ña fa war a jugee. tey li ñu wax ñu ne dañu collecter marché bi kenn dootul jaay kenn dootu fi dugg xanaa suñu bakkan yi dañuy rey ba pare doog a collecter ñun ñoo leen dut seetaan ñuy collecter suñu marché bi dañuy liggéey ñu ne nag guddi minuit góor ñi jigéen ñi fii la ñuy fanaan bu ñëwee kenn ku ne wax naa leen nañ sol yére yu ñuul joor ay xeer saron ku la jege loo mën defal. ñu am mbetteel trop ci décision bi nga xamante ni Santhi Agne ma jiite gox ba jël na ko jaaykat yi ña ngay wax joxuñu leen sommation joxuñu leen dédommagement ba ci sax site de recasement kenn joxu leen ko. looloo waral naru ñoo bàyyi yëf yi mu sedd Rose Diogay mooy délégué boobu les marchés. bu dee Sénégal am na loi ñu ngi toog di leen xaar bu dee amul loi nag ku nekk lu la neex lay def ñun pare nañ fekk si leen si lépp luñ ñu woo nag buñ ñu woowee si jàmm ñoo leen ëpp jàmm buñ ñu woowee si seytaane ñoo leen ëpp seytaane buñ ñu woowee si waxtaan ñun ay nit dong la daan waxtaan. Abdou Seye doon chef de quartier gox ba ma ngay ñaawlu situation bi ni mu demee nii ba noppi di woo nguurub Sénégal ngir mu def ci ay jéego. ñu wax ci wàllum wér-gu-yaram ci mbas mi bilan bi nga xamante ni def nañu ko tey ci junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróomi test yi ñu def ñeent fukk ak juróom-benn ya ñoo dellu si amee doomu jàngoro ji am na kenn ku faatu ci feebar bi démb fukk ak juróom-ñaari cas grave ñoom ñoo nekk Sowétas ci jamono ji ci lu ñeel surveillance variant Covid bi nag Institut Pasteur bu Dakar daal dina def ay échantillon fii ci Ndakaaru diggante janvier ak mars 2021 ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróomi échantillon yi nga xamante ni daal analysé nañu ko gis nañu ne variant britannique bi fekk nañ ko ci fukk ak ñeenti nit yu amee doomu jàngoro ji ci juróom-ñaari district yu nekk fii ci Ndakaaru lu ëpp juróom-benn nag lignée wu virus bi maanaam ay virus la yoo xamante ni dafa xeetoog Covid identifié nañ leen naka noonu it ci période bu ñu def échantillonnage boobu diggante janvier ak mars 2021. gouvernement bu Sénégal daal dina xibaar ni ki démb ne dafay taxawal benn société bu bees buy tonni mbalit mi ci mbedd mi Sénégal la sénégalaise de gestion des déchets noonu lay tudd moom mooy wuutu UCG unité de coordination et de gestion des déchets environnementaliste bi ko xam-xamam màcc ci wàllum environnement di docteur Oumar Cissé nee na nañu éviter créer daal benn société boo xamante ni moom mooy gën a yées UCG bi fi nekk directeur institut africain de gestion urbaine mu ngi sàkku ñu xoolaat problème mu institutionnali problème mu société yi su ko defee financement ya ca war ak lu xëytoog ñoom ngir ñu mën a def seen liggéey ñu def ko docteur Oumar Cissé kàddu yi mu dénk Alaaji Njoogu Jéen fii UCG positionné amul sens loolu foogoon nañ ne du def sax fukki at UCG boo xam ne unité la rattaché bu njëkk bi sax dañu woon rattaché cabinet ministre dañu foogoon ne transition rek la woon lu toll ni xam ngeen ñaata liggéey ñi tey liggéey UCG kenn xamul nu mu toll est-ce que egguñu ñaari junni xam nga xeetu projet yi UCG di initier di yëngatu fi ne Sénégal am na boo xam ne par exemple bi ci mujj bu naam dina àgg 200 milliards nga ni loolu benn unité la bu ñu rattaché dañ ko defoon bu njëkk ba ne woon nañ transition la rek pour quelque temps le temps que ñu jóge ci approchen dem ci set waaw loolu fukki at ak ni muy déré kon loolu moom foogoon nañ ne bu yàgg dina fi dem mais nag kon bu ñu créé beneen entité boo xam ni yan na maanaam pour gérer loolu di nga régler problème institutionnel benn ci bokk ci problème institutionnel xam nga boo ne ndax na saafara question mu mbalit problème yi bu ñu bëree doone damay def lii rek mu saafara lépp loolu buñ ko defee mais nag ñu xool société participation publique majoritaire boobu société anonyme boobu actionnariat bi ni muy demee foog naa ni quand même taxawaayu collectivité territoriale dina ci am dina ci fës loolu dafa am solo parce que seen compétence la ci code ci booru état bi ñeneen ak ñeneen peut-être mën nañ ci bokk comme option boobu lañ jël am na ñoo xam ne agence lañ jël am yeneen dëkk ainsi de suite mais ak ñu mën si doon rek taxaw fi ñu toog dugal UCG ci biir ministère bi ci booru cabinet bi mu mel ne unité loolu amul benn sens waroon dak bu yàgg kon buñ ko bëggee saafara loolu lu baax la am na nag yeneen xeetu problème yoo xam ni doo créer rek benn société rek ne comme créer nga société bi rek comme par miracle problème yooyu dañ koy réglé wu na déedéet dafa am yeneen problème mën naa am boo créer entité boobu dina mën a jublu ci problème yooyu jot na ñu defaraat cadre légal réglementaire bi mën naa am léegi mu egg juróom fukki at benn texte lañ am te bari texte boo xam ne décret rek la loolu yëpp loolu foogoon nañu bu yàgg nañ ko réglé jot nañu réglé ko. mu nekkoon ki nga xamante ni moo di docteur Oumar Sow kàddu yi mu dénk Alaaji Njoogu Jéen wax ci wàllum politique laata ñuy dalal Mohamed Ali Mouba commission politique bi ci dialogue national bi ma ngay daje ci jamono ji la ko tax a jóg moo di proposer date ñeel élection locale yi date boo xamante ni ñëpp ci ànd ci fàttali nag scrutin boobu reporté nañu ko ñetti yoon. RFM bitim réew. Mohamed Ali Mouba noo def. maa ngi lay nuyu ñaanal ñëpp.
waaw jaajëf ñu xibaari biti réew yi ñu tàmbale kook procès bu. bombardement Bouaké. perpétuité finalement lañ ci mooy dogal bi wadd. waaw dogal bi sànq la wadd fële kon ci cour d'assises bu Paris ñett nit lañ ci toppoon ay pilote ñoom ñëpp kon jot nañ leen daan perpétuité kon loolu la procureur bi waxoon daanaka juge bi topp na ko dogal bi sànq la wadd dinañ ci ñëwaat. France warul dégg jégalu ci reyante bi amoon ci Rwanda Edouard Balladur wax li nu mel ancien premier ministre bu France wax ni d'accordul ak lu tukkee ci rapport commission ay historien bind ko commission boobu nag jàpp ni France am na ci responsabilité kenn kii nag Edouard Balladur d'accord ak li nu mel nee na France waru ci jógalu naka noonu itam jàpp na ni am na ay réew yoo xamante ni ñoom yëpp kon kenn tuddu leen naka noonu itam Nations Unies moo tax nee na kon d'accordul ak li nu mel jàpp na ni kon massacre yi mënoon nañ ko arrêté. waaw ñu dem ca Congo Denis Sassou Nguesso gannaaw ba mu amee beneen ab mandat ajjuma lay prêter serment. waaw kii di Denis Sassou Nguesso moom war na prêter serment suba président Macky Sall suñu président kon mi ngi foofu war na kon participer ci prestation de serment boobu nag kii di Denis Sassou Nguesso ku nekk xam ne def na ci boppu Congo Brazzaville lu bon fanweer at ak juróom-benn lu bon ndax daa demoon ba dëkkat léegi nag Barthélémy jot nañ laaj kii di Mamadou Thior journaliste ci RTS lan moo tax kon kii di Denis Sassou Nguesso yàgg ci nguur gi. xam nga fi ñuy wax Afrique centrale moom loolu da di tradition foofu président yi fa nekk yëpp muy Paul Biya muy Denis Sassou Nguesso wi muy Idriss Déby bi nga xam ne daanaka dinañ ko falaat ñoom ñëpp ku ci nekk weesu nga fanweeri at di dem si nguur gi donc loolu du fa bees donc loolu mën na expliquer ne foofu moom démocratie dañ koy wax rek waaye démocratie moom amu fa parce que boo jëlee ki nga xam ne mooy Denis Sassou Nguesso daanaka élection yi juróomi at ci ginnaaw muy 2016 sonaloon nañ ko trop si wote bi parce que ñi mu doon jongantel boo jëlee général Jean-Marie Michel Mokoko mu nekkoon ci kujje bi am fa doole André Okombi Salisa ñoom ñëpp mu tëj leen ci kaso bi parce que ñooñu score yi ñu amoon score yi boo xam ne élection yi bu dee loo xam ne leeroon na mënoon na sax ñàkk élection yi bon secret bi mooy xam nga foofu am na pétrole wax dëgg yàlla moom xaalis bi day dafa dëkk ba am na xaalis est-ce que askan bi jot nañ ci na mu waree xam naa ne daal xaalisu pétrole bi bëri na bëriwaay boo xam ne mën na koo séddale nu mu ko neexee boo xoolee njëgu pétrole bi wàññeeku na bu baax a baax tax na sax ba seen koom ci wàllu woowu mu sooxandi bu baax a baax waaw loolu moom France duñ ko ci génne parce que boo fàttali ko temps wu xam nga Denis Sassou Nguesso ñàkkoon na ay wote 92 ki nga xam ne mooy professeur Pascal Lissouba moo ko gañoon ci ay démocratie boobu sax commencé na fa dox mais gis nga ñu def juróomi at daanaka mu jël ngànnaay yi foqatiwaat nguur ga te boobu waa France ñoo ko jàppale woon ci jox ko xaalis bu bëri mu mën a jënd ay ngànnaay donc loolu ba léegi gëm naa ne France génnewu fa loxoom parce que France am na fa ay intérêt parce que Total moo ngi fa ba léegi Total moo remplacé waa Chine moom kenn waxatu ko Chine moom dëkk yu bëri ci Afrique moom ñoom léegi daanaka dañuy diirante mbagg ak France. mu doonoon Mamadou Thior doon addu rek ci Denis Sassou Nguesso ak nguuram Ali mu ñu dem États-Unis ak procès bi ñuy defal kii di Derek Chauvin ma ngay wéy waaye nag avocat ñu koy layal daal nee nañu daañu def seen kéem kattan ba génne kooku di woon policier ci situation gi mu ne. waaw xam ngeen nag Derek Chauvin moom lañ jàpp ni moo rey kii di George Floyd ci baar bi nag défense bi wóolu na ay expert ngir daanal accusation bi kenn ci expert yi mi ngi wane ni ex policier boobu nag deful dara reyul George Floyd drogue bi mu doon jëfandikoo moo ko rey loolu la doon wax ci baar bi loolu yëpp ngir ñu baax kii di clientam laaj nañ nag kii di professeur Ousmane Sène nekk spécialiste civilisation bu Amérique ndax policier boobu dina ci génne noonu. avocat lépp loo xam ne lii mu ngi ci yow te nga xam ne su ko waxee mu tuumal la dina ko wax pour que kii am client am mu mun ko génneel lan lañ teg ci place bi nee nag George Floyd dafa doon jëfandikoo sinébar maanaam ay dorog loolu moom même kii même xaritam bu jigéen bi wax na ne bëggoon nañ ci génn mais ñu ngi ci woon ba léegi ñu génnee aussi le fait que dugg na ci bitik jaay fa jënd fa lim fay jëndee pare mais xaalis bi muy fayee fausse monnaie la moo naa xaalis boo xam ne bi baaxul loolu nag aussi su fekkee ne am na
défendre Chauvin dinañ ko teg ci table bi donc fi mu ne fiñ ci toll mooy ñu ngi layoo nag mon cher Ali mu soo ca nekkee mënuloo xam fan lay dégg bi di feeñee soo duggee ci système judiciaire américain loo ngeen layoo ak magistrat bi lu wax mbir mi fenn lay mujje ci ñuy wax juré fukki nit ak ñaar ñooñu nga xam teg nañ leen pour la wax leen ne dégg ngeen avocat yi lii na demee nii na demee avocat bi wax na lii avocat bi wax na lii yéen nag fi mu ne yéenay atte dem leen ngeen ci seen ruq ngeen discuter entre vous ñëw leen jox ñu seen verdict loolu tant que yegguñ ci duñ xam kan mooy gagné. waaw kii di professeur Ousmane Sène nekk spécialiste civilisation Amérique doon addu ci procès Derek Chauvin mi ñu yor ni moo rey kii di George Floyd Barthélemy xibaar yi buur na. jërëjëf Mohamed Ali Mouba. RFM Sport. ñu dalal Georges Déthié Diop Georges nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélemy. tàggat yaram football la ñuy njëkk àddu jëm ci match retour yi ñeel quart de finale bu Europa League. Abdallah Sima ak i ñoñam daañu def lépp ba dem demi-finale clubam di Slavia Prague di dalal tey Arsenal mi nga xamante ne dañoo témboo woon ca match aller ba ca Arsenal kenn ku ne benn but nga dugaloon. Manchester United di dalal Granada waa Manchester ñoo gagné woon match bu njëkk ba aller ba 2-0. Roma di dalal Ajax d'Amsterdam 2-1 la italien yi dooroon waa Ajax ci manche aller bi. Villarreal amoon ndam ca aller ba am ñetti poñ jamono ji di dalal ñi nga xamante ne ñoo di Dinamo Zagreb. ñu wax ci Ligue des Champions ña cay dem ci demi-finale yi xam nañu leen. Real Madrid ak Chelsea lay doon. Chelsea bu Edouard Mendy naka noonu itam Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye ak bu Abdou Diallo fas yéene laaleeg Manchester City. Manche aller ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril gi ñu nekk nii ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril. Match retour ya ñeenti fan ak juróomi fan ci weeru mai. ñu taxaw nag ci Idrissa Gana Gueye bokk na ci équipe type bu quart de finale retour yi nga xamante ne waa foot mercato def nañ ko. Idrissa Gana Gueye fësoon lool ci match bay Paris Saint-Germain doon def ba éliminer ñi nga xamante ne ñoo di Bayern ca aller ba ak ca match retour ba. Gis-gisug Pape Lay nekk entraîneur bu les Voltigeurs de Châteaubriand di ab club national 2 ca France. Gana mooy li ñuy wax fi tubaab joueur de l'ombre mooy ñi nga xam ne dañuy liggéeyal ñeneen ñi. c'est-à-dire que soxlawuñu lumière bi li leen def mooy pour ñeneen ñi la pour le collectif. waaw doon nañ ko critiquer temps yi le passé mais joueur PSG yëpp lañ doon critiquer parce que PSG bu ñu joué final bi daaw c'est le championnat de France reprendre donc jotuñu def préparation te bi ñu xamee njëriñu préparation ci saison moo tax ñu amoon ay difficultés mais bi mu dellusee physiquement ba léegi gis nañ ne il est très important ci équipe bu Paris Saint-Germain bi mais joueur la boo xam ne du wane bu bëggul nekk ci kanam pour ñeneen ñi la lay dem pour combler ñeneen ñi pour dimbali ñeneen ñi la loolu la fi nekkee et donc je pense que joueur yu mel noonu dañoo baax ci équipe. at gi les Voltigeurs bu Châteaubriand ñoom eggoon nañ ci huitième de finale bu Coupe de France ñu éliminé leen juróom-ñaari fan ci weeru avril bi ñu nekk nii. Montpellier moo leen éliminé woon ci classement wu national 2 nag jamono ji ñu ngi ci ñaareelu place ba am fukki poñ ak juróom-benn nekk ginnaaw Saint-Privé Hilaire mi am ñaar fukki poñ taxawaayu Voltigeurs Châteaubriand. laaj boobu egg nañ ko ki nga xamante ni moo di Pape Lay mi di seen i entraîneur lan moo ciy gis-gisam. benn équipe la rek bu nekk fii équipe bu ndaw la dans une ville moyenne de 12 000 habitants à côté de Nantes donc voilà ça fait des années que ñuy liggéey di defar équipe bi ndànk-ndànk ba yegg ci niveau national 2 c'est vrai qu'on est deuxième on a été régulier championnat bi après c'est la première fois que équipe bi yegg niveau bi huitième de finale c'est la première fois aussi ñu dajeek Ligue 1 voilà récompense nag ci patience bi ñu amoon def ndànk liggéey ndànk sunu coin ak sunuy moyen parce que amuñu moyen yu bëri. am nañ nag regret tuuti ci match bi parce que on a perdu que 1-0 ci benn coup franc mais liggéey bi day continuer daal parce que y a des moyens de faire même sans moyen mën nañoo liggéey daal.
football ba léegi ak fanweer ak ñetteelu journée bu Ligue 1 française di door ëllëg Lille mi ne ci bopp classement ba ak juróom benn fukki poñ ak juróom-ñeent mooy dalal Montpellier mi nekk ci juróom-ñetteelu place ba am ñeent fukki poñ ak juróom-benn ci Angleterre moom ëllëg ba léegi Everton di dalal Tottenham ci fanweer ak ñaareelu journée bu Premier League ci Allemagne ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu journée bu Bundesliga Leipzig di dalal ñi nga xamante ne ñoo di Hoffenheim football fii ci réew mi Ligue 1 bu Sénégal ëllëg ajuma ca stade Amadou Barry Jaraaf ak stade Mbour lay doon match retard la nag ci juróom-ñetteelu journée bi ci ëllëg sa samedi Teungueth FC ak AS Douane match retard juróom ñaareelu journée bi match bi di amee ca stade Ngalandou Diouf. ñu wax ci beneen discipline Georges mu di basketball ñeel góor ñi 16e de finale Coupe du Sénégal ëllëg lañ koy amal. ca stadium Marius Ndiaye Port Flying Star bu 15h30 jotee 17h ISEG Sport ak Débalok samedi nag ca stade Lat Dior bu Thiès ASC Thiès ak Teungueth Basket Club Ray ak Sibac match Asfa Bopp programmé guñ ko démb Mermoz dañ ko dóor saltige moo ko dóor saltige am juróom benn fukki poñ ak juróom ñett ñoom waa Mermoz ñu am juróom benn fukki poñ ak ñett. jërëjëf Georges Déthié Diop. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ñu ànd ak Alaaji Assane Gueye. yéenekaay bi di observateur ci yoon la xëy tey ak poste bi di bu premier cabinet d'instruction poste bu ndem si yàlla juge Samba Sall jiite woon observateur ne naam ñu koy yóotu bari na waaye du poste bu ànd akub noflaay de ndax ci xibaaru yéenekaay bi lu toll ci 4 téeméeri dossier wala lu ko ëpp ñu ngi ci taabal jooje rax ci dolli dossier yi gën a saf gën a sensible fa lay jaar ak it magistrat ba koy jiite ci wak coow li koy topp ci wàllum média yi ñu des ak observateur mi ñëwaat ci jaar-jaari njiit lu bees bu section recherche gendarmerie Colobane capitaine Alioune Ndiaye yéenekaay bi ñëwaat ci yëg gi macha allah dale ko ci enquêteur kese atum 2012 ba ni mu nekkee patron yi enquêteurs yi Colobane ñu ne fanweer ak juróom-ñaar ci at ci la toll la koy xaar ci liggéey bi nag du doon lu yomb ndax wuutu commandant Abdou Mbeng du lu ndaw donte moom capitaine Alioune Ndiaye xereñ gi mu ngi fi ñu ne rax ci dolli macha allah dal geeg ràññiku woon ca Patar ga étudiant Fallou Sène fekk baax ñu faatoon ko ci UGB atum 2018 bi gune yi yëngu foo fekk manifester mooy capitaine gendarmerie bi ñëwoon dalal leen moytul gox ba fitna booba moo nekkoon moom capitaine Alioune Ndiaye njiital gendarmerie Diourbel opposition bi ak njiitam ñenn ci ñoom seeni xar kanam ci yéenekaay bi di laas bokk na ci Karim Meïssa Wade Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall waaye ndaw ci mel ni Thierno Bocoum Babacar Diop yéenekaay bi defal rajo seet yaramu opposition boobee ay jaar-jaaram wàllu idéologie ak taxawaayam ci penc mi yéenekaay bi waxit ci ñi nga xamante ni ñooy opposant classique yi maanaam ñi bokk ci ñëwoon démb ñi ci dooni wàcc bees waaye ndaw yi taxaw aku xereñ lu jëm ci njëlu nguur ak doxal gi pàcc bi ñu duppee nag ci arène politique bu Sénégal la gauche moom la Sud Quotidien xëyee tey waxtaane mu mel ni pàcc boobee gauche bu Sénégal buy wërëw yoonam waaye professeur Serigne Thiam di enseignant chercheur ca faculté sciences juridiques université Cheikh Anta Diop ba Ndakaaru ba tey ak Sud Quotidien dafa gis ne léegi kay wàllu idéologie moom daa dandu xajal li nga xamante ni mooy ay alliance contre nature maanaam ànd yu xel mësul jàpp ànd yu doon daanaka njaxas ngir nag élection gox-goxaan yi ak réero bi ci ba tey diggante pouvoir ak opposition ci app bi ñuy jël waa FRN Front de résistance nationale ñoom décembre 2021 fa la ñu taxaw moom la ñu bëgg source aané yëf yi ci xaajaloo lay mujj de ndax gëmuñ ne ñoom ndam dina am ci wàllu médiation donte am na ca société civile bi ak ñenn ñu nu duppee non aligné ñu cay dox tànki jàmm waaye lanu bëggal majorité bi nangu luñ leen ko maanaam ñu daal di dogu ci ne bu fekkoon sax ne ci wàllu local yi dugg nañ ci janvier 2022 législative di wotey député moom kenn du ko mës a toxal waaye Benoît Sambou ak i ñoñam dañoo lankal médiateur yooyee signé gi ndax ñoom ñu ne ay ndawi Benno Bokk Yaakaar lañu duñu yu président Macky Sall Khalifa Ababacar Sall moom na muy doxee bees ci wàllu conge ci wàllu dëgëral gi enquête taxaw ci ab diir ndax ñoom dañoo gis ne démb doon na ca boole sax as tuut ci masla waaye professeur Moussa Diop ci yéenekaay bi daf ne Khalifa Sall dafa xam ne ak ñii mu janool faaw ak dëgëral naka noonu it bu bëggee safaat ñenn ci ñoñam yu frustré woon professeur Moussa Diaw moom ci wàllu tëralin gis ne Khalifa Sall buñ ko tuddee ndakaaru la xel di dem ndakaaru d'abord laata muy lawali banqaasam ci diwaan yeneen yi Moussa Taye conseiller politique bu Khalifa Sall mel ni moom kuy ñaawlu ci yéenekaay bi ci seeni jaar-jaar ak i yoon ñi leen trahir ca nekkoon ni partenaire ak i collaborateur leneen ci yéenekaay yi di denc ak njaayum garab gu rëy gu dëppoowul ak yoon ca sûreté
urbaine gàntal seeni pexe libération ñu waat ci ne sûreté urbaine kar na jàpp kuñ naan Hay Dong Zhang ak i xaritam di pharmacien doomi Sénégal ay toni garab lañ doon làq cim taax ci Ndakaaru ba ci sax piqûre rek garab yoo xamante dañu ko jagleel ñi amee diabète yu ñu denc ci toilette ca nag ñaawteef yi ay ati ngi ñu koy def libération ne police garde à vue na waaja ak ñaari pharmacien yu mu ci lëngaloon juróomi kilifay pharmacie yu doon yëngu ci njaayum garab yu bon yooyu it convoqué nañ leen tey ci àllarba ji Vox Populi ne si sir gu rëy la sûreté urbaine def ci lëngoog direction de la pharmacie ci valeur ub ay milliards docteur Madické Diagne directeur division de l'inspection des médicaments di ñëwaat nag ci yéenekaay bi ci nañu def ba gàntal pexe yooyee njublang lii quotidien moom yamul ci yéemu géeg njàmbarte gi nga xamante ne kilifa yi wane nañ ko ngir si siir gi waaye dafay tiit ngir wér-gu-yaramu askan wi maanaam la santé publique ci Sénégal commission UEMOA Sénégal jëlaat nab toogoom noonee le témoin xëy waxe tey ak paluk ministre Abdoulaye Diop nekkoon fi jamono jëwriñ ji ñu dénk wàllu budget le témoin ne géneenuk ndam la ci Sénégal ci njiitam président Sall gannaaw ndam la woon ci lànk embargo bi ñu nasaloon Mali ci jamonoy fitna gëfa woon Sénégal ba tey ci wàllu koom-koom ak njàppale Union européenne le soleil ne ngir suqaliwaat gi Union européenne nuppi na ngir gunge ci Sénégal wàllu lamb la ñuy jeexale ak sunu lamb mi ñu xamal ne Ama Baldé Modou Lô yeesalaat nañ seeni licence te promoteur bi Luc Nicolaï mu ngi ci yoonu régulariser boo bépp combat lamb ji nag ci boppam ak it li waral boobaak léegi tëralin wi ak tëddin wi xar kanam gi munta changé ñu may chance yeneen mbër yi revanche yu dul jeexi ci la Haj Bekaay Mbay moom jàpp na ne loolee du lu jaadu ndax nag lamb ji munta yem rek ci juróomi mbër